waa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo chaîne bi nga xam ne mooy Waalo TV di chaîne locale boo xam ne dafa ñëw justement di soutenir li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi askan bi di dund par rapport ak li nga xamante ne mooy actualité bu Sénégal rawatina ci département bu Dagana. te nag dañuy commencer ci benn citation boo xamante ne bu am solo te mooy ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Donc lu tax ñu commencé ci citation Aimé Césaire bi c'est parce que dañoo gis ne tey li nga xamante ne mooy commune bu Richard Toll rawatina département bu Dagana askan wi sonn nañu te jaaxle nañu te seeni jafe-jafe gis nañ ñu néew ñoo koy porter au devant des scènes médiatiques pour vraiment ñu indi ci ay solutions yoo xamante ne dina permettre que xar kanamu dëkk bi waaye itam Richard Toll gën ci jëm kanam. tey fi ñuy commencé ci suñu chronique de la semaine maanaam ci semaine yi weesu gis nañu ay mouvement boo xamante ne ñu ngi tudde seen bopp jeunesse lumière nag moom mooy ay groupe bu jàngalekat la ñu sax mën nañu wax ne ay jàngalekat ñoo ci ëpp gis nañ leen ñoom fan yi passé dañoo dajale nekk benn say toog ba mu neex leen rek ne ñoom wax dëgg yàlla dañuy dem jébbalu ji jeunesse lumière nag ñun xamuñu leen man déjà xamuma leen waaye ki ma ci miin mooy Gamou Diop Taye mi ngi nii Gamou Diop Taye di jàngalekat di borom xam-xam waaye du nekk koo xamante ne ràññee nañ ko lool ci li nga xamante ne mooy actualité politique bu Richard Toll rawatina département bu Dagana. ñoom nag jeunesse lumière dañu toog ba mu neex leen dem ne ki nga xam ne mooy Mame Diop muy maire de la commune de Richard Toll mën nañu wax ne sax c'est le maire sortant ñu ne bilan baax na maanaam ñoom waa jeunesse lumière ñoo ne. Mame Diop defar na fi stade gis nañ ne stade bi pareewul ñu ne Mame Diop defar na li nga xamante ne moom mooy gaaru Thier gis nañ ne ni Mame Diop defar na fi salle de fête ñu ne aussi maire bi defar na fi li nga xamante ne mooy école njànge ñu ne maire bi aussi gis nañ ne lépp li nga xamante ne jëm na ci wàllum éducation beeg lépp sotti na loolu nag nekk mbir yoo xamante ne askan wi dañ ciy xaw a tiit tey bu demee ba ay ñoo xamante ne dañoo am xam-xam ñoo xamante ne tey dañoo tudd seen bopp jeunesse lumière te dañuy wax ne jeunesse lumière ñun ci lu ñu jot a jàng ci histoire mooy dafa am benn siècle des lumières boo xamante ne dafa amoon ay borom xam-xam ku ci mel ni ñoom Diderot ñu ci mel ni ñoom Jean-Jacques Rousseau ñu ci mel ni ñoom Faraday ñooñu nekkoon ay borom xam-xam yoo xam ne dañoo indi avec ce qu'on appelle la rationalité créer li nga xamante ne moom mooy ay structure wala maanaam créer ay objets yoo xamante ne maanaam dañoo jëlee ci humanité bi dañ leen a satisfaire ci li nga xamante ne mooy le domaine de la science waaye itam ci wàllum xalaat ak ci seen i jamono seen i époque dañ daan xeex ak li nga xamante ne mooy église bi waaye itam dañ daan xeex ak ñi nga xamante ne mooy buur yi fa nekkoon en France en Europe ba li nga xamante ne mooy la révolution de 1789 daal di am bay réew Europe yi jëlee ci yeneen xar kanam ci wàllum démocratie waaye itam ci wàllum éducation ci wàllum justice ci wàllum li nga xamante ne moom mooy développement rawatina li nga xamante ne monarchie absolue bi nga xamante ne amoon na fa ak ki nga xamante ne mooy Napoléon Bonaparte donc daan terroriser askanam donc ñoom siècle des lumières loolu lañ doon xeex ba apporter c'est une solution durable par rapport ak seeni époque mais ñun lu ñu jaaxal mooy jeunesse lumière bi ñoom xeexuñu dara dañoo toog ba mu neex leen rek daal di ñëw sukk jébbalu te ñoom ñi ci ëpp ci ñoom xam nañ ne da amoon ay appartenance politique ay antécédents politique ñii mburoog soow moo tax ñu jébbalu ñii guerre de positionnement moo tax ñu jébbalu ñii sax amaan na mën nañ ne ñoom yàgg nañuy def façon politique boobu nga xamante ne tey askan wi honoré wu leen parce que mënoo toog ba campagne électorale jot nga bëgg a ñëw ne da ngay apporter une contribution di défendre un bilan fictif boo xamante ne donc gis nañ ne Richard Toll loolu tous amu ci parce que bu dee caareen boobu nga xam ne mooy seen fief gis nañu école ba ma ngay sooxe ba déjà ñaari site la am gis nañ ne maire temps yi la dem jëndaat beneen terrain boo xamante ne pendant 7 ans askan waa ngi toog di ko jooy di ko xeex indi ci benn saafara kon loolu nekk na ay mbir yoo xamante ne dañ ciy samp ay laaj par rapport ak seen positionnement boobu ñu jéem ci apporter des solutions durables donc leneen li ñuy xuusaat mooy li nga xamante ne moom mooy grève des transporteurs lii nag nekkoon na benn mbir mu doy waar boo xamante ne gis nañ ne fii ci Richard Toll grève bi wax dëgg yàlla amoon na fi impact lool ba tax na école bi nga xamante ne mooy école Gabriel école moom daanaka dafa tëjoon ay portam
ci diiru ñaari fan yoo xamante ne xale yi jànguñu mais tamit jàngalekat yi ñu ngi toogoon seen kër banque seeni loxo lu tax parce que amuñu oto yu leen yóbbu amuñu taxi yu leen yóbbu parce que majorité bi dañoo amoon ay location yoo xamante ne taximaan yi ñoo leen doon yóbbu léegi nag loolu grève boobu noonu nekk na mbir moo xamante ne askan wi tey ñu ngi naqarlu li nga xamante ne moom mooy waxuma la dara mais économie ni mu yàqoo parce que boo duggee zone bu mel ni ji Dakar wala nga dem zone bu mel ni Xare wala nga dem zone bu mel ni Thiago wala nga dem Témé wala nga dem nga dugg ba fi nga xamante ne mooy ay pomme nga dem ba fi nga xamante ne mooy ñaasante muy luuma yi ñoo ñëpp tey mën nañ ne grève bi daf leen impacté économiquement ñii seen i produit dafa yàqu ñi amoon ay xaalee mujj na am jafe-jafe ñi amoon yenn produit yoo xamante ne dañ ko jëndoon pour jaay ko tey gisuñu oto bu leen ko indil amoon ñoo xam dañoo defoon ay commande au niveau de Dakar gisuñu oto bu leen ko indil ba léegi nii amaguñu oto bu koy indi loolu nekk ay mbir yoo xamante ne askan bi sonnoon nañ ci lool waaye gis nañ ne ministre Mansour Faye li mu ci tontu woon mooy ku mën dawalal ku mën grève loolu nekk benn tontu boo xamante ne kenn xaaru ko ci koo xamante ne tey dañ laa dénk secteur bi nga xamante ne moo gën a sensible muy le transport mu nekk loo xamante ne di un pilier économique par rapport ak li nga xamante ne mooy am réew et je pense que loolu nekk na loo xamante ne askan wi ñu ngi koy naqarlu waaye itam ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk au devant des scènes médiatiques ñu ngi ciy artu li nga xamante ne moom mooy autorité étatique yi pour ñu apporter des solutions durables par rapport ak li nga xamante ne moom la askan wi di jooy donc ci noone la ñuy xuus ci li nga xamante ne moom moo gën a fës muy candidature Ousmane Lom kon Ousmane Lom mën nañ ne képp koo xamante ne amoon nga yéene mu nekk candidat donc mujj nga am li nga xamante ne mooy satisfaction ndax Ousmane Lom bu leen fàttali moom moo nekkoon candidat bi nga xamante ne moom la ñu bloqué woon au niveau bi arrêté yi génnee mais gis nañ ne en dernière minute am na li nga xamante ne dëgg au niveau du cour d'appel donc ba ñu mujjee dugal li nga xamante ne mooy candidature am mu nekk 9e position moom Ousmane nag bi mu génnee liste yi gis nañ ne ki nga xamante ne mooy Louis Lamotte dafa nekk 3e position par rapport ak liste yi ba ki nga xamante ne mën nañu wax ne sax mi ngi bokk ci camp wu Mame Diop muy Moussé Ciss indi woon na ci benn jàngat bu xóot maanaam mu def benn supposition que ni Louis Lamotte dafa utiliser ki nga xam ne mooy Ousmane Lom pour que bu demee ba ñoom ñu gagné ñu def par procuration Ousmane Lom démissionné moom Louis Lamotte mu nekk maire kon foofu nag ñun dañuy taxaw di wax de que artu que ni bis bu Ousmane Lom dofloo ba suñu mairie bi bu fekkee yàlla def na mu gagné mu démissionné jox ko ki nga xamante ni mooy Lamotte je pense que dina amel àq askan wi waaye itam dina amel àq ki nga xamante ne moom mooy digganteem ak boromam parce que askan woo xam ne tànnuñu Lamotte yow la ñu tànn parce que da nga nekk ci dëkk bi def fi lu baax nit ñi am ci yow yaakaar peut-être gis na yow tu es un changement gis na tu es un modèle boo xamante ni un modèle durable par rapport à la société donc du ñu nangu nga jël li nga xamante ne mooy mairie bu Richard Toll nga koy tayle ki nga xamante ne moom mooy ressources humaines bu CSS te gis nañ ne sax ki nga xamante ne Lamotte la moom ñu bari dañ koy ŋàññe d'abord ci structure bi mu nekk parce que ku ci mel ni Moussa Ba di syndicaliste ku ci mel ni docteur Sané ñi nekk ay borom xam-xam yoo xamante ne mën nañ ne di ay kilifa nekk ci compagnie sucrière ñoom gis nañ ne ñoom ñëpp ñu ngi ci biir liste yi te loolu lépp nekk na mbir yoo xamante ne askan wi ñu ngi naan dañu wañ seen loxo parce que ñoom ñëpp il soutenait ki nga xamante ne mooy docteur Amadou Mame Diop waaye gis nañ ne tey dellu nañ ci camp Ousmane Lom loolu nekk ay jiixi jaaxa ak yoo xamante ne jaay doole la par rapport ak yenn pàcc ci askan wi kon loolu nekk ay mbir yoo xamante ne daal wax dëgg yàlla ñu ngi leen koy jëwee na ngeen fexe ba loolu ñu bañ leen ci fekk parce que ku mel ni ñoom Fally Diagne gis nañ leen fa ku mel ni ñoom Meïssa Dieng ku mel ni ñoom Tafa Sarr ku mel ni ñoom grand yu am valeur yoo xamante ne xeexal Richard Toll moo leen ñor gis na leen ci camp boobu donc loolu nekk une question ak benn alerte boo xamante ne bis boo leen jaayee li nga xamante ne moom mooy baatu askan wi population bi dinañ wàcc jàmmaarloo ak yéen kon ci noone la ñuy xuusee ba dugg ci li nga xamante ne moom mooy problème mu fourniture yi nga xamante ne gis nañ ko fii ci école yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bu Richard Toll te gis nañ ne école yi depuis octobre ba léegi jotuñu li nga xamante ne mooy seeni fourniture parce que élèves yaa yi nii booy xool majorité bi amuñu kay doy majorité enseignants yi booy xool craie yi ñu utilisé amul gis nañ aussi tamit li nga xamante ne mooy table banc yi donc dafa manqué trop en déficit énorme te loolu nekk ay mbir yoo xamante ne amaana tey mairie bi fi nekk ci loolu lañ ko doon xaar waaye xaaruñu ko ci dajale ay car dajale ay personnes di def ay meeting di def li nga xamante ne moom mooy une politique politicienne waaye itam di génnee xaalis di dem ci li nga xamante ne mooy événement yi ñu la parrainé ngay maye xaalis donc loolu nekkul loo xamante ne tey foofu lañ leen di woo fi ñu leen di woo mooy sur des réalisations fi ñu leen di woo mooy ngeen di régler des problèmes durables yoo xamante ne dafay laal secteur bu mel ni santé waaye itam day laal secteur bu mel ni éducation bi nga xamante ne gis na ne day sooxe ndax dañuy wax ne secteur éducation bu baaxul tey mën na ne santé bi dina am problème li nga xamante ne sax moom mooy réew mi day am crise parce que xale boo ko yarul jàngaloo ko formé woo ko amaana avenir am dafay nekk dans un avenir incertain te gis na ne tey langue politique bi ñi ko peuplé mooy la majeure partie amuñu métier la majeure partie amuñ ci luñ jàpp
donc loolu rek lañ yaakaar pour am benn 2000 francs wala benn 5000 francs boo xam ne dañ lay tàccu di la yuuxul daal di koy yóbbu seen kër. kon loolu nekk mbir yoo xamante ne amaana ki nga xamante ne moom mooy le maire sortant xëy na moom war na changer doxalinam par rapport ak loolu. donc actualité beneen bi gën a rëy mooy benn jëmm joo xam ne ñu koy wax Alassane Sy. donc Alassane Sy mii nag il faut que ñu def benn point d'interrogation ci Alassane Sy. point d'interrogation kan mooy Alassane Sy waaw parce que mën nañu dafa nekkoon un activiste c'est ce qu'il a été loolu la déclaré woon. ñu jóge ci loolu mu ne moom dafa nekk koo xamante ni chroniqueur nga bi ñu ci jógee mu nekk un porte-parole bu maire bi mu ci jógee mu dem daal di xalab duggaat ci CSS génnaat ci CSS demaat ci li nga xamante ne moom mooy Khalil Diop. léegi nañu foofu lu ñuy laaj mooy Alassane Sy ndax est-ce que Khalil Diop dàq ko parce que am na ñuy wax loolu ñu ne Alassane Sy Khalil Diop daf ko dàq ndax loxoom setul am ñu ne Alassane Sy dafa nekk koo xamante ne gëmul dara parce que tey day cuuj fii cuuj fële parce que waa Maam Diop bi sax daan nañ ko jëwee di wax ne dafa bëggoon un contrat à la mairie bañ ko defalulee ci la génn di xarab bi saaga ba loolu moo tax ñu dàq ko foofu. ñi naan dafa bàyyil boppam waaye lu ci mën a am nekk na benn comportement bu ñu jaaxal parce que mun ñu wax en espace d'1 mois nga bëgg fi changer de camp bëgg fi changer de position waaye itam nga bëgg wan ginnaaw ki nga xamante ne amaana jot nañu ay écho yoo xamante ne am na ay conditions yoo xamante ne àndoon ngeen ko di ko liggéey am na matériel yoo soxla woon wutal nañ la ko waaye itam am na sax li ci wàllu logement sa wàllu dëkkuwaay lu ci bari am na écho yoo xamante ne wax nañ ne loolu moo tax tey nga demoon ànd ak ki nga xam ne mooy Khalil waaye gis nañu divorce bi dafa gaaw lool maanaam fase bi dafa gaaw lool loolu nekk ay mbir yoo xamante ne tey askanu Richard Toll jaaxal na leen waaye itam jaaxal na ñi nga xamante ne sax ñoom ñoo yëngatu ci acteur politique bi parce que loolu nekk na mbir yoo xamante ne tey dañ ko war a banaliser parce que tey on a une génération boo xamante ne ñu ngi yaakaar ne politique mooy tey ànd kii bu subaa nga ànd këli politique mooy dem topp say intérêt personnel parce que même bu fekkee nit ki defalu la yow li nga bëgg amaana mi ngi jëriñ askan wi donc kooku baax na par rapport ak li nga xamante ne moom mooy dëkk bu mu nekk waaye itam loolu nekk mbir yoo xamante ne sax ci wàllum religion ak ci wàllum dundin doomu aadama nit ki da ngaa war a dëggu da ngaa war a ami principe boobu nag mooy tax boo àndeek nit ci benn xeex nga xëy mu soppi doxalin yow mën nga ko wax fii laa yem ak yow ma toppaat li nga xamante ne mooy sama dignité donc ku mel ni Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum daan na wax ne nit ki maanaam booy topp dara nga dem ba yëg ne sa dignité yaa ngi koy ñàkk bàyyil loola nga dem dabuwaat li nga xamante ne moom mooy sa dignité ñu wax ne maam Cheikh mu ne waat nit ki nu mu jàngee noonu lay xalaatee waaye itam ni mu xalaatee noonu lay agiré waaye itam ni muy agiré comportement boobu lay am ci penc mi loolu nekk mbir moo xamante ne kon lu ñu war a seetaat la leneen lu ñuy tëjee sax mën nañu wax ne moom mooy candidat Khalil Diop Khalil donc yaa ngi jàkkaarloog école 1 bu Richard Toll ak école 2 école 1 bu Richard Toll gis nañ ne table banc yaa nga fa nekk lu jafe gis nañ li nga xamante ne mooy xar kanamu école bi ci wàllum taaruwaay ci wàllum environnement nekk na ay mbir yu jafe te yow loolu dafa nekk seen koñ 0 mètre te yéen ñëpp fa ngeen jàngee mu nekk école boo xamante ne déjà mën nañu wax fi 2 ans ngi nii wala 3 ans tegu leen fa seen tànk yónniwu leen fa nit ak école du tijji ba ngeen dem fa sax saytu yan problème ñoo fa nekk te da ngeen a bëgg defar dëkk bi da ngeen a bëgg defar li nga xamante ne mooy Richard Toll te wolof day wax ne bay sa wewu tànk waaye itam gis nañ li nga xamante ne mooy école u njànge dem nga fa sax ba joxe fa xaalis pour ñu defar fa yenn salle de classe kon loolu yëpp day nekk un paradoxe par rapport ak sa doxalin kon mën nañu wax ne foofu entourage bi nga xamante ne ñooy ànd ak yow ak sa côté bi nga xamante ne mooy côté communication gis na ne loolu dafa xaw a sooxe te loolu nekk ni mbir yoo xamante ne amaana tey war nañ cee indi ay leeral par rapport ak sa doxalin leneen li ñuy duggee di ko tëjee tamit moom mooy li nga xamante ne moom mooy investiture yi nga xamante ne jot na fee jaar muy candidat yi ku ci nekk tey yaa ngi wàcc ci askan wi yaa ngi wàcc ci peuple bi tey di def li nga xamante ne mooy discours politicien soo leen ma falee dinaa fi def nangam soo leen ma falee dinaa fi jëlee nangam loolu nekk un discours un éternel recommencement boo xamante ne tey Richard Toll boobu ba léegi mën nañ ne ci doctrine boobu la nekk maanaam Richard Toll tey mën nañu wax ne politiciens yi fi nekk doo fi gis kenn ku ñëw ne man maa fi def un projet sangam man maa fi def un usine sangam man maa fi indi partenaire sangam man maa fexe ba ndóol jóge fii egg fële maa fexe ba taux de croissance jóge ci nangami pourcentage dem ci nangami pourcentage maa fexe ba li nga xamante ne mooy suñu étudiants yi nekk Dakar nekk Bambey nekk fexe naa ba ñu am logement yoo xam ne ñoo ko moomal seen bopp fayatuñu luyaas fayatuñu ndox fayatuñu dara waaye itam nekk indi fi loo xamante ne mën nañu wax ne tey Richard Toll ci wàllum xar kanamu mairie gis nañu mairie Richard Toll amul
li nga xamante ne moom mooy une page de communication pay boo soxlaa dara boo duggee ci internet doo fa gis dara maanaam mairie bu Richard Toll tamit gisaat nga ni tamit boo duggee ci xar kanam amul accueil maanaam doo am ku lay wax fii mooy état civil toogal nii dalal topp toolal li ci war loolu yëpp nekk ay questionnement yoo xamante ne dañuy jàpp ni xëy na autorités yi fi nekk yi xëy na jeunesse bi nga xamante ne ñooy topp seen ginnaaw ci liñ leen di woo moo suufee ci liñ leen di woo moo nekk mbir yoo xamante ne amaana safaanoona ak li nga xamante ne mooy développement parce que dañuy wax ne développement mënul weesu ñetti secteurs yi muy le secteur primaire le secteur secondaire et le secteur tertiaire te gis na ne informel bi Richard Toll dafa doy waar kon loolu nekk ay question yoo xamante ne tey enjeu bi fi ñu toll tey Richard Toll maytuñu kenn mu ñëw di def politique politicienne dajale ay maire dajale ay pas gagné après dem toog mairie teg fa kenn donc yooyu dafa nekk politique yoo xamante ne dafa suufee dafa dellu gannaaw loo xamante ne par rapport ak fi monde bi tey à travers la mondialisation bi ñuy wax bi nga xamante ne tey le monde du progrès le monde du développement boo xamante ne tey une jeunesse consciente une jeunesse réveillée une jeunesse déterminée par rapport à l'autorité étatique kon foofu la ñuy tëjee li nga xamante ne moom mooy chronique bi di sàkku ci yéen ñaan waaye itam di wax ne na ngeen di déglu bu baax ngeen defal ñu li nga xamante ne mooy des suggestions objectifs par rapport ak li nga xamante ne mooy objectifu émission bi waaye itam ngeen koy partager pour soutenir bi nga xamante ne mooy chaîne locale mu nekk chaîne boo xamante ni képp ku soxla ay interview mbaa nga soxla li nga xamante ne sax ay débat la wala li nga xamante ne couverture médiatique la ubbil nañ leen suñu antenne waaye itam ubbil nañ leen li nga xamante ne mooy suñu ay buntu ci mbooleem koo xamante ne rek am nga yéene pour Richard Toll jëm ci kanam di leen jaajëfal wasalaam